bi. mosoo laale ci gaz bi mosoo négocier contrat sur le gaz. musuma ko def. ah bon musuma ko def. Sénégal moo doy waar. mais dafa ko en tant que consultant en utilisant un peu sa expérience en tant que ancien premier ministre mosoo laale gaz. mais fen la. ah bon. fen man daal bi ma nekkee premier ministre gis ni ñu doon doxalee gaz bi doon ñëw jaarale ko duma ko tudd sax jaarale ko ci benn entreprise boo xam ne ci ñoom la. ah entreprise bi ban la. il faut être transparent sànq ba tey yaa ngi naan Macky Sall na transparent yow tamit il faut être transparent. waaw man mën naa ko wax sax ndax ki ko jiite woon conseiller personnel du président la woon. ban entreprise la. muy ITOC. ITOC Baba Diaw. gaz bi ma jàpp ne mën nañu ko ubbi ba jox ko ki gën a néew ñëpp. ñu ubbi am ko ñaar sax la woon ñaar ñoo xam ne nee nañu mën nañ indi gaz Sénégal te du àgg ci li nga xam ne lii ñu kële mi ngi leen koy jaay ma ne bon xayrun kon aca bokk ñu dem ci. ñu dem ci ñële bàyyi Baba Diaw. waaw mi nga xam ne moom moo doon fournir jékki-jékki rek ma dégg na ministre bi dindi na kële joxaat ko Baba Diaw lii naka la mën a ne ba noppi nag ci gañe woon ne ko li Baba Diaw indi ndax mën nga ko jënd. mais loolu mi ngi ci sama livre bi ma bind looloo am Sénégal mais li nga xam ne li mi ngi dox tegu ci yoon bariwul de. est-ce que jàpp ñu woon ne yow da nga doon jàppale beneen entreprise bi. mais xam nga moom la ñuy wax xam naa moom la ñuy wax ndax loolu moo leen di dese waaye loo xam ne da nga ne buñ ko jox kenn nañu ubbi ana ko mën a indi ak ci ban njëg lu ko mën. diw ne mën naa ko ci lii nga ne bon fa tabar fa kàllal na nañ ko jox ndax muy njëriñ ci sénégalais ci askanu Sénégal ñu jox ko ba noppi nga ne noonu nañ ko teggi joxaat ko Baba Diaw ba pare bind kooku ne ko ndax mën nga jëndali Baba Diaw di indi mais loolu c'est incroyable mais li fi ne. mais dafa am benn wax boo xam ne souvent ci. te loolu li tax ma wax ko ndax dama xam ne ki la njoxta ne waaw mas na kii affaire gaz ak yooyu xam naa loolu la war a dégg waaye lu ñu laal xam nga mosoon nañ fi toog itam ne joxe naa sama accord ci problème visa Big Togo saay boobu nga xam ne xaritu président la woon ba ñu jox ko waaw loolu moo yàqoon tourisme en 2013 loolu moo indi woon loo xam ne lii noppi woon naa ko mu mujjee wax ndax c'était pas possible mais ci gaz bi itam lii nga wax xam naa ne looloo tax ñu koy wax moo tax it ma leeral ko. mais dafa am benn wax bu may dégg souvent au plus haut niveau bu ñuy wax sa waxu rupture ak président Macky Sall ñu ne rupture du lien de la confiance mu ngi amee bi nga bëggee tëj SAR et que jour boobu la confiance tàmbali manqué diggante yow ak Macky Sall loolu lan la exactement yaakaar naa ne loolu bokk ci woon SAR ay techniciens ñoo ci doon liggéey ci gàttal SAR mi ngi doon indi ci kaw mais loolu yëpp bind naa ko ci sama téere bi ba téere boo xam ne sax ku dégg arab sax ku xam ne kii déggul tubaab mën na ko lire ci arab at bu nekk ca booba 40 milliards lañ doon jël ci état mu jëm ca SAR. 40 milliards. 40 milliards. SAR li mu doon liggéey ñu ngi ko doon yóbbu bitim réew jëlee bitim réew indi ko. am contrat boo xam ne dañ ko signé woon ak Ben Laden
Samuel Sarr moo ko signé musuma lire contrat boo xam ne c'est à ce point léonin maanaam intérêt Sénégal ñu fàtte ko Ben Laden nag am ci mais non mais c'est scandaleux. c'est Samuel Sarr sous le régime de Wade bu fekkee ne mën nañu am bësam dañuy war a toog ma nettali la ci loolu ndax dafa di loo xam ne itam sont des contrats connus loolu yëpp ñu ngi ci sama téere waaw ñu Sarr dañu ne entreprise stratégique man ma jàpp ne li am solo mooy Sénégal saa yu soxlaa pétrole ak gaz mën ko am saa yu soxlaa pétrole ak gaz mën a am ay réserves yoo xam ne ñu ngi fii te sécurité am ci te ca booba sécurité amul ndax yaa ngi koy fàttaliku waaye 2012 2013 dañu doon jékki-jékki rek ne gaz mi ngi bëgg a jeex wala sax gaz jeex na amatu sécurité énergétique moo stratégique waaye yore entreprise boo xam ne mënut a nekk peut pas être rentable ci kaw tuuti bi mu tuuti waaye amoon na possibilité indi leneen ak itam Sarr fi mu nekk c'est un gros danger ñu jot leetar itam ci actionnaire u Sarr boo xam ne bi pétrole liggéeyam mu ne sécurité amatu fi kon loolu yépp waroon a indi ñu xalaat lan lañ ciy def fan la ñuy yóbbu sécurité Sénégal en matière approvisionnement de produits énergétiques ak bu ñuy taxawalaat benn raffinerie fan lañ koy yóbbu ak naka la war a day ndax Sarr moom dafa tuuti lool ba mënut a nekk rentable am na ay raffinerie yoo xam ne mët nañu téeméeri yoon ni Sarr mel mais loolu réflexion la woon. mais est-ce que solution jàppaguñu woon jëm ci fii wala jëm ci fële waaye amul loo xam ne bind nañ ko ci te ma mën ko dindi tey. mais amul loo xam ne bind naa ko ci te keneen it mën ko. mais solution bi nga doon proposer ñu tegaat en place beneen kii bu bees boo xam ne Total moo naroon na. yor actionnariat majoritaire bi est-ce que nekko woon di rey suñu souveraineté. loolu bu amoon tey est-ce que tey dinañu toll fii. non gis nga ay affaire yu souveraineté man duma ko caaxaane xanaa ñii kañ ngay gis ñi jiitu Macky Sall ak ñi ci topp ñu koy jox ay arabe jëlee ko ci Total jox ko ay arabe wala ñeneen waaye ku xam Abdoul Mbaye banquier ndax loolu doon sama liggéey ku xam itam Abdoul Mbaye premier ministre musoo ma gis may faral étranger fàtte sénégalais c'est pas possible kooku nekkul ci sama deret c'est pas possible dama gëm ne koom-koomu Sénégal bu fekkee ne dafa war a jaar ci loxo sénégalais mais ñun ci suñu programme nee nañu lépp loo xam ne grand projet la te grand projet liñ ciy gis mooy ay tubaab ak ay naar nga koy jox ndax sénégalais mënuñu ko sénégalais ay pepp lañ ciy am dañ ko war a bàyyi teg fële génne ci boog ay projet yu néew yoo xam ne mënut a ñàkk waaye li ci des yépp ñu jubale ko ci grands travaux yoo xam ne yi sénégalais ñoo koy liggéey nee nañu itam industrie nañu bàyyi ay industrie yu mag yoo xam ne dañ koy indi jëlee ko bitim réew ñu fukki nit di ci liggéey nañu taxawal suñu industrie dooree ko ci màggal suñu artisanat ndax mën nañ ko mais may mun a man costume bi ma sol costume artisan sénégalais la fii lañ ko defaree dàll yi ma sol dàllu sénégalais la fii lañ ko defaree mën nañ ko te mën nañu jógee ci artisan àgg ca li ñuy wax semi manufacture dimbale leen ñu gën a jëm ca su ma la